Israël mi ngi ci ay négociation ngir transférer population bande de Gaza. auditeurs yi Mouhalim Info minuit jot na ba toftal juróom fukki simili ak juróom mën nañoo wax ne kon ñi ngi ci gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor. leen rek cay xabaar yi ñeel diggante Israël ak waa Hamas situation fu la ca bande de Gaza. jàppale ne day fi mu ne nii Israël la mu bëgg te di ko nësër ca bande de Gaza ma ngay dox jëm ca loola moo di récupérer complètement territoire bande de Gaza annexé ko boole ko ci suufam. loolu moom fi mu ne ci procès boobu la nekk bu baax a baax moo tax sax xeex bi mu ko tàmbaliwaatee bombardement yi amul benn lenn loo xam ne daal mi ngi ko ci bàyyi xel day faat askanu bande de Gaza faat goo xam ne daal gu ñaawa la. léegi nag ci jamono jooju bu ñu sukkandikoo ci kóor saa xabaar gi di Axios daal nee na Benjamin Netanyahu moom day daal dinay sant waa Mossad ngir nag ñu xool ay réew yoo xam ne daa ñëw na waxtaan ak ñoom ñu nangoo daral population bande de Gaza ngir nag ñu jëlee leen foofee ca Gaza ñoom population ba yóbbu leen foofu maam jële transféré population bande de Gaza yóbbu leen ci yeneen réew. Axios moom itam moo daal di xamle daal ci ay responsable Israël ne ak benn responsable bu Amérique réew yi mel ne Somalie ak Soudan du Sud ak Indonésie nee ñu réew yi day nee ñu ngi waxtaan ak Benyamin Netanyahu ngir lu ñeel ñu jël population bu bande de Gaza transféré leen fa di loo xam ne nag am na ñoo xam ne ay soldats wala bokk ay réservistes yu soldats yu Israël lañu bañ duñ ko bañ moo tax dañoo lànk ne kon ñoom duñu dem kon delluwaat ca terrain ba di xeex muy soldat de réserve de l'unité médicale bu armée Israël ñoom day nee ñu duñu delluwaat naan dañuy xeex fële ci bande de Gaza ndaka la ko waral mooy kat Israël daa bëgg a nangu suufu si daam bu dëkkal fa ñeneen loolu nag ñoom nooñu duñ ko fekkee moo tax ñu lànk bañ a dem ni daal kon duñu delluwaat di xeexi. ci jamono yooyu itam auditeur Mouhalim Info Hamas kon di wax ne noppi gi nga xam ne communauté internationale bi noppi nañ ko ci lii xew actuellement fee ci bande de Gaza lu kenn mënul nangu la. lii xew fee ci bande de Gaza daal adduna bi yëpp ñoo ci am responsabilité war na leen nag njug taxaw temm ngir lii am fal ci bande de Gaza kon daal di jeex. wax itam ne ñi ngi woo ñi nga xam ne ñoo mbootaayu xeet yi Croix-Rouge ak ñi nga xam ne itam daal ñooy ñi yëngu ci wàllu sàmm ak itam bàyyi xel askan daal ci leen taxaw ñu gën a sàmm lu bari ci ay civil yi nekk fële ca Rafah nga xam ne fi mu ne ña ngi jànkuwante jafe-jafe yu tar yoo xam ne Israël moo leen ko teg. ministre iranien des affaires étrangères moom day daal di nay wax ne responsabilité directe bi am ci lii yëpp du kenn ku may mbootaayu xeet yi di Nations Unies ñoom daal bokk nañ ci li am lii yëpp kon te itam seen responsabilité war na ñu taxaw temm ci fexe ba daal dakkal lii Israël def foofe ca bande de Gaza. ci jamono jooju auditeurs yi Mouhalim Info Israël yooyu di faat ay bakkan ak leen def ñaawtee foofee ca Gaza jàppaleen ne itam dafa tàmbaliwaat a bombardé fee ca sud bu Liban. léegi nag autorités yu Liban yi dañoo jàpp ne kon Israël dañoo nekk di violer li nga xam ne moo di cessez-le-feu bi loole nag kii leen ministre affaires étrangères bu réewum Israël ministre Israël de la défense daal leen kon tontoo nii nee daal bu fekkee gouvernement bu Liban ñoom mënuñoo respecté accords yi muy accord cessez-le-feu yi ñun waa Israël daañu ko imposer par la force loolu daal la ñu xamle moom bu ko fekkante ne ñi nga xam ne ñoo di waa gouvernement bu Liban mënuñu ko respecté kon ñun daañu ko appliquer par la force te loolu itam li koy firndeel bokk na ci lii nga xam ne Benyamin Netanyahu tey ji daal dina koy wax moom daal nee na faaw ñu respecté cessez-le-feu fële ca Liban budul loolu nag endroit bu mu mën doon dàqu ñoo attaqué fenn foo xam ne si am dàq nañ ko attaqué amul te itam ñun li ñu bëgg mooy ñu dëkk ci bët gànnaaru Israël jege bët saalumu Liban dañoo bëgg kon ñu dellu si waat dëkk tuddaat fii en sécurité ne itam la xewoon 7 octobre gii ñu génn dootul amati benn yoon fee ca Israël te itam dootuñu permettre kenn itam muy amal fisiyaat ci seen ay territoire loolu la Benyamin Netanyahu kon daal di yëkkati ci ay kàddu taxawaay boobu itam tax na itam waa Iran itam di woo communauté internationale bi ñu jug taxaw Israël mii dëkk di salfaañe ak itam di daal def lu ko neex ci àdduna bi ñu ne tekk di ko seetaan daal jàpp na ne loolu jëkkul jaadu te itam communauté internationale bi yëpp kon war nañu jug taxaw ngir Israël dakkal lii mu nekke
tey jii lañ doon amal journée nationale del Quds nga xam ne imam Khomeini moo ko woote woon muy doon chaque ajjuma gi mu ngi ci weeru koor amal nañ ko tey jii fële ca Iran ak itam réew jullit yu bari noonu itam lañ ko amalee fii ci réewum Sénégal ak yaakaar naa Oustaz Chérif Mbaye suivre ngeen programme bi ci Mouhalim TV am na itam ay intervention yu intéressant yoo xam ne am na ci jotaay boobu yi nga xam ne ñoo ngi ko amee tey jii fële ca maison de la presse bu Babacar Touré kon tey mooy bis bi ñu jagleel mooy li wax journée nationale al Quds nga xam ne imam Khomeini moo ko santaane woon ñi di ko def chaque àjjuma gu mu gi ci weeru koor at mu nekk ngir wane njàppale ñeel jullit ñi ci ñaawteef fi Israël yi dëkkee def askanu Palestine. ab sondage a ngi nii boo xam ne kër see xabaar gu ñuy wax Maarif moo ko def wala boog Maarif ma nga ci réewum Israël nee na 70% ci population bu Israël li ñu jàpp ne ni daal mooy état bi gouvernement ba fa nekk jamono ji moom intérêt boppam moo tax mu sàggane loo xam ne moo di intérêt état bi ak intérêt ay citoyen yu réewum Israël maanaam daal gouvernement ba fa nekk jamono ji ci njiital Benyamin Netanyahu intérêt boppam jaral na kon mu sacrifier intérêt yu état bi ak itam intérêt yi sàmm ay civilam yoo xam ne daanaka rek ci ay fitna la ñu daal di dëkk kon daal auditeurs yi Mouhalim foofu loolu mooy tolluwaay jaww ca Gaza Israël nag ma ngay faat gu baree bari foofu ca bande Gaza day bombardé Gaza di bombardé ci yeneen war a ca Palestine mën na kon si soo doon occupé noonu itam lay bombardé Liban noonu itam lay bombardé Syrie fi ñu ngi Israël mi ngi def lu ko neex ca wet yooyee te kenn duna ko taxawal ndax ka nekk ci bopp réew Amérique fan yii ci lu yees bokk daf ko daal di kon far goo xam ne daal tax na fi mu ne lu leen neex def Mouhalim